waaye mais si maa ngi ziar baax. di ñu gisee na seen baax ñu ngi ziar waaye yaa ngi jàmm rek ça fait longtemps. ba defoon na kat liggéey sant yàlla waaw sant gi laa soxla woon. waaw sant gi waaw mu ngi fi nag boo amoon na ay clients yi fi nekkoon. alhamdulilah amul benn problème yow moom fii sa kër la quoi. merci beaucoup jërëjëf ça fait longtemps. yaa ngi jàmm jaajëf naka gars yi maa ngi def jàmm ñëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah alhamdulilah. asalaamaaleykum. sëñ Faye. ñu ngi ziar. waaw Faye waay. Cheikh bi ñu ngi jégalu. xam naa day war a xam ne dafa mi ngi woon. waaw Ibrahima Ngom xam naa waaw ñu ngi ziar bu baax. ndax tàgguñu la bi ngay ñëw mais dañoo demoon si sa liggéey bi nga xam ne moom ngay suñu fële. defan fa ay reportage si loo xam ne yëgoo ko ñu bëgg na ñëw waxtaan seeg yow si loolu. waaw merci beaucoup. waaw na nga def di jégalu bu baax dañoo ñëw à l'improviste maanaam si loo xam ne yëgoo ko ngir waxtaan ak yow si yenn si liggéey bu am solo boo xam ne nii sumb boobu fële nga xam ne moo di Pointe Sarène di complexe hôtelier boo xam ne da nga am yéene tabaxal ko ba fi mu ne nii macha allah liggéey baa ngi xaw a solo laata ñuy jubloo yow si waxtaan boobu nag suñu cameraman dañ ñëwaat def benn rétrospective si yenn image yoo xam ne yàgg nañu ko fànn jël bu yàgg ñu ñëw xool ko formuler si certain nombre de commentaires laata ñuy dugg nag si waxtaan bi ak ñenn si ñoo xam ne dañoo fekk baax si wetu ba ku si mel ni soxna Amady Faye di sa mbokk amaati ñenn si ñoo xam ne ni ay travailleurs lañ kenn si maçon yi di Maodo kii di. si Modou Ndaw. Modou Ndaw si je ne m'abuse pas. Saalum Saalum bi. waaw Saalum Saalum bi ak ki nga xam ne moo di góor gi Jaw. góor gi Jaw fekk na ko foofu. waaw fekk nañ ko fa. ndeysaan waaw kon xam naa nañ dem fële rek ñu àggale waxtaan bi. merci. jërëjëf waay. ci bisimilah. merci. jërëjëf Alaaji Forma comme ni la ko waxee léegi dafa am benn liggéey bu am solo boo xam ne gis na ne ay atteint bi nga sumb ko fële nga xam ne moo di Pointe Sarène nekk sa diwaanu Mbour liggéey ba macha allah mu ngay jóg am na ay amélioration yu bari yoo xam ne gis nañ ko sa si loo yëgul nag à l'improviste comme ni ko tubaab yi di baaxee ñu demoon fa laaj askan wi nga xam ne ñoo fa fekk baax ku si mel ni soxna Ami Faye ku si mel ni kenn si maçon yi nga xam ne ñoom ngay liggéeyandoo. di Mamadou Ndaw di Saalum Saalum Pire ak it góor gi Jaw mais laata ñu ñëw si loolu lépp dañuy delluwaat ginnaaw sax ndorteelu sant ba wala ay image ñu def si commentaire laata ñu dig si yooyu def témoignage. oui sama waay. jaajëf. ok jërëjëf. sama xol set na léegi naa affaire yi ñëw ñu xool ko nga xam lan la. waaw Koroma xam nga fas bi ak sareet bi am na sareetu séeréer la de. sama mbokku séeréer. waaw fas bi de xam ne moom. fas bi xam naa ne fas bi xam naa ko mooy bi nga may mayoon sa frère bi. daa mel ni jaune jagle ak sangomar la de. waaye yow foo xam ne jag nag ay ñoom gaso bi lépp yi demee noonu si yoonu Joal. yow foo xam ne foofu. ah si suñuy gëstu rek. ah mais jagle ak sangomar. man ay caméra yi. xam nga suñu commentaire suñu caméra yi moom ay jile la. waaw donc ñu téye fort wala jagle ak sangomar yi demee noonu. gis nañ ne am na avancement bu mag bu fa. waaw ndeysaan. ndax ñu bari dañoo foogoon ne éléphant blanc lay doon maanaam ay gént lay doon mais léegi réalité bi moo di liggéey bi mu ngi sorti de terre macha allah am na lu am solo loo xam ne nii gis nañ ko ba laata ñuy ñëw si loolu sax dañuy ñëw interroger dikkaat si ñi nga xam ne jot nañoo na wax ko si mel ni soxna Ami Faye fekk baax foofu nga xam ne moo di gox ba buñ jógee si Ami Faye dañuy ñëw si Modou Ndaw di Saalum Saalum bokk si yenn maçon yoo xam ne ni dañ leen a jël foofu ngir ñuy wëyal liggéey bi wante góor gi Jaw la ñoom ñu jël moom axlaan nañ seex nañu moom waxtaan bu am solo kon dañuy bàyyi sama caméraman mu dikkaat si léegi laata ñuy continuer suñu reportage. lii moo taxoon ma ne nañ ko jaay Koromack
ndax buñ ko jaayee Koromack moo gën ñu jaay ko tubaab bi bu ko jëndee amaluñu benn njëriñ Koromack la ñu judduwaale mooy suñu deret nañ ko jaay Koromack maa ngi leen di remercier ndax bu ma leen ko waxee su leen neexoo ñu bañ mais ñoom ñëpp ñoo ci ànd dem mobiliser wu ànd ci jaay ko Koromack maa ngi leen di jërëjëfee bu baax a baax te xam ne lii suñu njëriñ ñun ñëpp la waaw man rusuma ndax Koromack bi ma ko waxee loolu ba famille bi jaay ko bu ko neexoon mu jaay ko keneen waaye nag yàlla heureusement def ko ngir njëriñu askan bi ndax ku fi ñëw da ngay gis sa bopp lii yàlla na ko yàlla eggale ci jàmm ak salaam. non fii amuñu problème mu fay vraiment sànc bi ma dalee liggéey sànc ba léegi sànc bu mel nii moom mosuma ko liggéey sànc boo xam ne dañ lay fay ba bëgg la avance loo liggéeyagul sincèrement mosuma ko liggéey man fii non mosuma ko liggéey feneen fii laa ko mos a liggéeyee fii moom muy Koromack day dimbali moom vraiment day dimbali askan bi parce que chaque année fii damay gis mu indi fi ceeb sarse fii ay camion jox gars yi woo waa Pontu gars yi yëpp ñu jege fii ñaliñ tout ça ñëw mu séddale leen ay saako même man mii sax dama fi fekk dama ci am ku mu fi fekk daal di nga ci am waaw fii ba géej nag gars yi dañuy ñëw fii da leen di dimbale tout ça day dimbale waate moom nit ku baax la vraiment nit ku baax la liggéey rek la xam nag aussi liggéey rek. wax waxi Koromack te mënoon a wax yeneen wax yoo xam ni day nuru leneen parce que man dama ko liggéeyal mu jox ma chantier ma ñëw liggéey ci chantier bi mu fay ka ma fi andi woon gisuma kenn ku mu fi ameel dërëm la ma gisoon mu wax ni mu ngi koy def it ba nga ni tegu ci tànkam. béton bi ba ñu commencé liggéey bi ba nga ni camion béton buñ fi sotti man la ko commande bu ma sottee mu yëkkati xaalisam fay ma woo ma andil ko luñ fi commande man la ita mënoon na ma ne ba nga ma liggéeyee ba noppi rek pare naa ci yow mais defu ko kóllëre googu mu sàmm ak dëggu googu mu sàmm ak nangoo liggéey googu tam man ma gëm liggéey man sama diine mooy sama religion man il faut que mu leer de man Malick Diaw sama religion mooy liggéey sénégalais bi ñëw ci dëkk bi mu dëkk cosaanam ay mbokkam nekk fi mu jënd fa suuf investir fi complexe boo xam ni lu moo tamat 300 et quelques personnes mën nañ fee liggéey doon doomi dëkk bi genn wàll rax ci loolu nag fi mu ko defee foofu la parce que ay doomi mool lañu géej gi amatul dañuy obligé dugg ci gaal yi dem di nappiwaati moom mu defar ko fi bu boobaa gouvernement moom li muy def sax moom man dama ne woon dañ ko waroon a def ministre sax parce que man ministre yi ma fi gis defuñu daal moom dem na ba am xelu jël alalam jëndi tool yi maamam def ko benn complexe boo xam ne lu toll ak 2 téeméeri nit mën nañ cee liggéey ak i jàmbur te mu nekk ci diggi mbokkam. sànq dama la ne woon man du ma wax lu ma xamul te du ma dugg ci lu ma xamul ba ma juddoo ba nëgg ni ku ma dégg it xam ma ci loolu nit ki bu ñu nee baax na dañu naan ay mbokkam a ko wax. gis naa mu joxe fi xaru tabaski gis naa fu jël fi ceeb di ko jox ci waa dëkk bi loolu maa ci teg sama bët waaw kooku mel noonu nag su fekkee ne mi ngi songu liggéey ma doon ñaan état Sénégal doomu sénégalais bu jël alalam def ko ci Sénégal di liggéey te li may wax ku ma weddi kaay kooku nag bu sonnee ci loolu lépp nag jënd ko xaalisam ba noppi def ci xam-xamam dindi ci loraange yu bari li ma naan jënd bi ay mbokkam ñoo ko wax et puis kenn du fekk rek place su jàmbur sax nga ñëw rek def fa li ñu invertir fii ñaata million la man xawuma ko keneen mënu la ko wax ku dul moom mi nga xam ne Koromack mi nga xam ne rek moo làmb poosam mais fii li fi nekk fii ci xaalis su ko nekkoon jaay ko ay millions waaw ay mbokkam it dañu war a fier ci lii parce que Koromack bu dee liggéey lii defu ko pour moom njabootam ci la ay mbokkam ci lañu ay dëkkandoom ci lañu ay jàmbur ci lañu may ñaan nag état Sénégal bu dee ñu ngi may dégg soo amee sa doomu réew mu am jom am fulla doon liggéeykat da nga koy woyofal tubaab bi bu soxlaa usine danañ ko jox suuf muy liggéey
def contrat APIX defal ko ay papiers andi ko jox ko terrain matériel bi buy andi du fay douane sénégalais bi juddoo fii dëkk fii nekk ci biir mbokkam di liggéey ngeen di ko gis guddeeg buñ ta daw xamul fenn fu dul sénégalais génnul fenn mi ngi Sénégal mi ngi yaa xëy ñu jàppale ko mu teraanga dëkk bi mu dëkk suqali fii parce que fii da ko mool la te boo seetloo ñi ëpp ci immigration yi mool yi bu ñu amee fu ñu liggéey ci seen wet toog yor seen i papa yor seen i yaay man daal lii maa ngi ko doon ñaan waaw. waxtaan bi ma mujj waxtaan ak moom Koromak nee na ma xaw ma fii ça fait 10 ans ngi nii muy topp ci këyit te këyit moo fii liggéey mënoo fee def dara loo amul këyit loolu est-ce que rafet na rafetul jaaduwul yow miy tappale boo demee nga am këyit kii liggéey kuy liggéey bu ñëwee doo am këyit feeñ na ci lépp parce que boo seetloo fi toll nii Sénégal ni muy doxee nii mooy li ci ëpp ci ñi liggéeyul fii laa gisee réew moo xam ni ki liggéeyul moo ëppale kii liggéey te li may wax lu leer fu leer laa ko teg te ku ma dégg xam li ma doon nit nag da nga xam li ma wax Sénégal gi rek mooy réew moo xam ne ñi liggéeyul ñoo ëppale ñiy liggéey lépp nag ci lan gët état bi nag laay ñaan parce que Senghor jaar na fi Abdou Diouf di Ablaye Wade ne mais ku ci teg Sénégal dëgg ci yoon dëgg mooy dëgg kii liggéey nga ñëw xool la muy liggéey mooy lan toog Dakar rek ci bureau yi yomb na taal sa oto am na ay inspecteur d'état yu dul jeex la fa nekk ci fonctionnaire du jeex te liggéey ñu dara taal seeni oto yow nee nga entreprise nga yor nee nga yaa ngi liggéey yaa ngi investir ñuy ñëw xool gis kooku nga defal ko la mu war suuf bi ñuy jox tubaab yi teguñu ko fenn parce que lañ ñu jotoon a coloniser doy na ñun kañ la ñuy am indépendance 60 ans yow amoo indépendance demal na Sénégalais dem France bëgg faa am suuf fu bàmmeel buñ la suul sax amu fa duñ la ko autoriser yow tubaab bi bu ñëwee tey suba mu am suuf Sénégalais bi soxla nga ñëw nangu toolam boo nangoo toolam koo koy jox loolu it jaaxal ma parce que man Koromak su ma nee fii bi mu ko jëndee ba léegi ça fait presque 10 ans muy topp ci këyit di daw te këyit yi ute wuñ ko France ute wuñ ko fenn Sénégal gii lañ koy ute mu jaaxal ma bon kay am na lu xew bon soxor dugg na képp ku ma xam te waxal yàlla te dégg man wax jii may wax nga xam ni kulóowu ma xastewu ma bu dee tooñ naa ci nit na ma baal te am naa yaakaar it tooñu ma ci nit waaw jërëjëf. Koromak ñoo gisandoo image yi nga xam ne jël nañ ko doon image yoo xam ne nii sax sa ndorteer liggéey ba la bi ngay def terragement beeg yu demee noonu ñu jël ko te yëgoo ko yenn say employé nag si leen fexe ba ñu jox ñu ko ñu ngi jéegul si mbir moomu loolu nag day firndeel rek ne kon liggéey bi am na ay jéego yu mag yoo xam ne ni dox nga ko si ndorteel ak léegi yaakaar naa ku ñëw ci travaux yi di nga gis ne am na amélioration yu si am ñu ngi jéegul si mbir moomu laata ñuy liyaam. Bon, Ibrahima Ngom situation day toll foo xamante ne amatuma lu may neex ak lu may naqari lu may boole ak lu ma neex yépp ak lu ma naqari yépp ma teye ko pour sama bopp ndax àdduna gi lu waaye def rek sa bopp xëy na photo yi may woon nii nekk na yoo xamante ne lu yàgg la man sax jàppatuma woon ne yii mu ngi dund donc mënatuma wax lu weesu lu góor gi ja wax yow mi nga xam ne kay yow yaa nekk journaliste dem tegal sa bopp comme ci li góor gi ja wax yépp ci ay mbirum kayit ak ay mbirum nangam ak yooyu dama ne woon dootuma wax ci waxu suuf man dama toll foo xam ne damay liggéey rek lu mu am jël askan bi rek ñooy jugé. waaw kon si góor gi jaw ak soxna Amy Faye sa travail boobu ñuy wax Modou Ndaw Saloum Saloum nga dikkaat joxe sa impression sa yëg-yëg ginnaaw bi nga xam ne andi nañ ay kàddooy seede jëmale ko si sa jëmm ji.
waaw di rafetlu rek lu ñu wax mais loolu yëpp sax jarul woon ñu koy wax ay day joxe lii day joxe lal yëpp jaru ko. nee naa la àdduna gi lu waaye def rek sa bopp. ndax kooku moroomu suma doom bii la. su ma ko liggéeyloo suma jaan wàcc na. góor gi jaw maa ngi koy remercier màgg la daf ma liggéeyal woon ma njub ak mbaax ak ngor musuma ñaan dërëm. xaw ma këram xaw ma fu mu dëkk. ci ay sanc rek lañ daje. mu won ma teraanga wàllu liggéey ma fonk ko. xam nga moo tax daal sama xol bi moo fees moo tax bugguma dugg ci ay détails. damay bàyyi yéen ñi nga xamante ne yéen ay journaliste askan bi. kenn di séede rek ndax nit bu dundee ba làq juróom fukki at ba benn juróom-benn fukki at. man génération bi ñëw rek mooy suma tiitaange waaye du man. waaye dafa mel da nga am ay jafe-jafe sa ba tey ngir jot say kayit walla. waaw xam nga nit moom li nga xam ne mooy sa devoir ci sa réew rek nga mën a laaj. waaw buñ la ko joxee alhamdulilah buñ la ko jox li askan bi mooy juge rek. ndaxte jamono bi dafa nekk jamono joo xamante ne nit buy wax ay mbiram sax yoo xamante ne pour dimbali askan bi la da ngay gis ñoo xamante ne dañuy dugg ci suuf di la saaga ndey di la wax ay wax yu ñaaw te duñu xam foo judd duñu xam lan moo tax man ay dama ne woon daal toog di commenter ci loolu daal naa jiital borom bi rek. mel ni yow wéetoo si xeex bi ndax si reportage bi dina say mbokk ñu bari ñoo xam ne ñëw nañ abandonné ñëw nekk sa wet ngir jàppale si moom mbir soxna Amy Faye di si firnde. waaw xam nga ñoom bañ may jox ay suuf dama diggee woon ak ñoom may la ma waxtaan ak sama waajur bu góor bu muy moo tax gis naa ay song yu bëri mais jël loolu sax tremblement de terre la. doy waar nga waaw. kon sa kàddu yu mujj. bon su may kàddu daal mooy jërëjëf suñu borom. jërëjëf yàlla. di gërëm ñëpp nag. benn message boo xam ne nii war nga ko envoyé ñi nga xam ne ñoom ngeen ko ngóor gi. bon man damaa jàpp ne amatuma dara lu may expliquer kenn damay jël suñu borom rek dugal ko suma diggante ak askan bi yàlla mooy àtte lépp li ma war a def rek laay def mais dootuma commenter ci wàllu suuf kenn ku ne def sa conscience rek maa ngi def li ma njort ne moom mooy suma conscience sama diggante ak sama doom yi ak ñi may liggéeyloo comme nee nañ la rek mosuma leen yoral dara rek sant borom bi rek ma delluwaat rek gërëm suñu borom rek ndax lu ma fi wax leneen ni da ngay gis ay nit ñoo xamante ne ay yàqkat lañu dañuy xëy di la saaga ndey di la wax ay wax yu ñaaw te bëgguma ko saaga suma ndey moo tax je préfère ma noppi jëf te bàyyi wax di bàyyi wax ji di liggéey te yàlla rek tax kon jërëjëf wax ji daal amatuma dara lu ma ci commenté daal xëy na yow ak Aliou man ngeen am loolu sàmm ci samay baatu tuuti Ngom jërë ngeen jëf rafet lañu teewaay bi nga fi teew ñun aussi yi nga xam ne ay doomu lañu ñoo ngi koy ñaanal yàlla wër ak gudd fan parce que gis nañu nu muy taxawee nit ñi waaw fii nga ñu fekk ni rek am na ñu bari ñoo xam ne ni ñoo fi nekkoon ndax yaakaar ko ci liggéey ba muy liggéey loolu nekk fafale vraiment war nañ ci gëstu parce que boo seetee peut-être code bi lu fa doomu réew mi moom bariwul kon nag moom ci boppam mu mën a jël li di ci sonn defu ko ngir moom da ko def ngir askan bi ngir ay ñi nga xam ne ñoom ñu ngi dëkk peut-être code bi yëpp ñoom liggéey boobu vraiment ñu ngi koy remercier ñu ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kaw ñu delluwaat seen xel xam ne dëkk bi ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a di liggéey jàpp naa ne ku mel ni Koromack mi bu bëriwoon ci dëkk bi kon Sénégal dina gën a avancé quoi vraiment loolu mënuma ko ci woon ñàkk a wax jërëjëf Ngom merci beaucoup jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf si sa disponibilité Seydina Aliou jaa ngeen jëf kon mbokk yi kon loolu moo doonoon reportage bi ñuy jëlee fi li nga xam ne moo di Pointe Sarène si complexe hôtelier boo xam ne nii le grand saltige séeréer Koromack Faye mu ko fay taxawal
di ñaan ma egg ak jàmm bañ man fay ñëw di nopp si barki Seydina Muhammad merci beaucoup yaa ngi jëf bu beneen yoon